wane lañu di gëmunu leen lu li ñuy bégal saa yu ne. ONG bii di Ségid lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maimouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG Ségid ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte. jërë ngeen jëf ci safoo beeg teewlu bi seen rajo Afia FM mbokk yi nuyu na leen di leen sargal di leen ziar di leen jaajëfal nag bu baax ci teewlu bi di dikkaat ak yéen si seen beneen émission jëm si émission yi nga xamante ne ñi ngi koy def si suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Ségid tey jii nag li ñuy waxtaanee du violence sexuelle ak ñu ni mel waaye loo xamante ni la dafa aju ci bëccëg gi ñuy màggal xale yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Afrique muy journée internationale de l'enfant africain ñuy waxtaan ci lu aju ci thème bi maanaam aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique maanaam xale yi ku ci nekk nañ la boole ci li nga xamante ni moo di koom-koomu Afrique moo xam xale bi ci loo mënti nekk ak loo mënti doon war nañ la mën a boole ci boobule koom-koom yow it nga def ci li nga xamante ni mooy sa wàll bu mat ci loolu nag am na ñoo xamante ni ñoom lay dalal ci émission bi bokk na ci Mame Sophie Ndiaye moom Ségid la nekk ak kii di Paolo Kousna moom it Ségid la nekk ak ki nga xamante ni moo di Paul Mad Kama moom de yëngu ci lépp loo xamante ni dafa aju ci aar xale yi maanaam protection de l'enfant ñoom lay dalal tey sama émission bi nga xamante ni wax naa leen ko dañ koy def ci suñu lëkkaloo ak waa Ségid mu jëm nag ci bëccëg gi ñuy màggalee xale yi nekk fii ci Afrique muy journée internationale de l'enfant africain ñu war ko amal nag fukki fan ak juróom-benn ci weer bi ñu nekk di le 16 juin thème bi ma fàttali leen ko di aucun enfant laissé pour le développement de l'Afrique xale yi am na loo xamante ni war nañ ko mën a wax wala war nañ ko mën a def ngir Afrique mën a sukkandiku jëm ca kanam loolu yëpp dinañ si ñëwaat mu gën a leer ak samay invité dama leen di dalal d'abord di ko tàmbalee ak ki nga xamante ni moo di Paolo Kousna Paolo ñu ngi lay jaajëfal ci teew bi te di la nuyu bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur waaw merci madame maa ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yi yëpp ñu ñuy déglu moment bi nii comme ni nga ko waxee rek thème bu année bi bu 28e édition bu journée de l'enfant africain mu ngi intitulé aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique xam naa ne ci kanam tuuti ñu dugg ci débat yi ci waxtaan bi mais maa ngi présenté wu maa ngi tudd Paolo Kousna comme ni nga ko waxee je suis superviseur technique de l'Observatoire de Dakar ci benn projet bu ñuy qui déroulé avec World Vision Sénégal dans la région de Dakar la région de Thiès et la région Mbacké et la région de Kédougou merci. jërëjëf Paolo Kousna di ko jaajëfal Paul Mad Kama. maa ngi lay fay bu baax madame. comme ni nga ko waxee sànq suñu thème bi dina dem ci lu dem ci xale yi nañ la ñuy mën a def ba ñu dugal seen loxo ci lépp loo xam ne dina mën a jëmal Afrique kanam. ndax ku wax xale dina wax le futur. ku wax xale dina wax koo xam ne dañ ko war a toppatool. ndax xale kat mooy garab goo xam ne boo ko roosee mooy meññ lii ñëw suba. kon kooku jar na ñu toppatoo ko bu baax. looloo tax suñu thème bi comme dafa méngoog bés boo xam ne dañ ko jagleel xale yi. suñu waxtaan bi ñu tënk ci mbir moomu comme ni nga ko waxee sànq. man maa ngi tudd Paul Mad Kama ci présentation bi nekk assistant social de formation également nekk juriste kon damay dana joxaat kàddu bi nga jox ko Mame Sophie. ñu koy jaajëfal moom Paul Mad Kama keneen ki nag moom miin ngeen ko ci plateau bi moo di Mame Sophie Mame nuyu naa la. Mame Sey maa ngi lay fay di nuyu mbokk auditeur ak auditrice su Afia FM di kontaan ci dellu siwaat tey defaat émission comme niñ ko daan defee saa su ne tey nag mu nekk bés boo xamante ni si dañ ko jagleel comme liñ daan faral di ko defee xale yi le 16 juin.
tey nag ñu ne pourquoi pas ñu jël suñu waxtaan accès ko ci xale yooyu nga xamante ni si ay tout tànk lañ te ñun comme ñun ci loolu la ñuy liggéey dina jaadu dina rafet ñu jël loolu ñun tamit màggal ko màggal xale yi waxtaane ko ci parents yeeg communauté beeg tout le monde ñëpp ci bokk ñu gën a faram-fàcce waxtaan gën a leeral ay mbir lépp rek ci bien-être xale yi comme ni ñu ko miine tout le temps man maay chargé d'accompagnement des enfants victimes d'abus au niveau de CEGID tey ma amaat mbégte rek ñëwaat toogaat ci plateau bi. merci beaucoup. jërëjëf Sophie ci waxtaan bi may tàmbale ak ki nga xamante ni moo di Paolo Kousna. Paolo gis na ni xale yi dañuy dund dans des situations de vulnérabilité que mu nekk Sénégal Afrique partout dans le monde. tey bu ñu doon def situation xale yi dans le monde en Afrique au Sénégal yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci wàll bi ban situation lay doon. maa ngi lay remercier Mame Seye comme ni nga ko waxee rek bu ñuy war a def benn diagnostic maanaam diagnostic je sais pas social laa ko mën a tuddee ci wàllum couche boobu bi ñuy wax xale la couche vraiment la plus vulnérable mën nañu wax ni que la couche vraiment am na ay lu. mën naa wax ni que liggéey bi des na loolu si pour suñu gouvernement yi muy Afrique mbaa Sénégal ndax bu ñu xoolee am na ay xale yoo xamante ne ils ont accès à l'éducation mbaa wala ñu mën a am dem hôpital faju alors que y a des enfants une autre couche boo xamante wala benn frange bu ndaw boo xamante ne mënul dem école wala mun bu feebaree sa parent bi du mun a am lu mu ko yóbbu hôpital donc juste pour dire que malgré que suñu pays Sénégal suñu dëkk Sénégal ratifié na ay convention yu bëri yoo xamante ne convention yooyu ñooy aar xale yi mais boo xoolee ba xool ba léegi am na loo xamante ne des na loolu faw ñu góorgóorlu vraiment ñu joxante loxo parce que y a beaucoup de choses à faire. pour ñu am loolu day wane ni xale yi ba tey thème bi bu ñu ñëwee ci thème bi loolu day wane ni kon thème bi teg nii bu ñuy xool méngoowul ak situation bi nga xamante ne moom la xale yi di dund parce que xale bi bu amul droit à l'éducation amul droit à la santé kon li ñu bëgg ci moom ngir mu def ko jëm ci wàllu koom du mën a nekk. waaw man je me dis que le thème est venu à son heure parce que boo xoolee autorité bu ñuy demee ba choisir thème bi c'est parce que ñoom ils ont vu la réalité en face xam nañu que effectivement malgré effort yu ñuy def ba léegi malgré effort yoo xamante ne pouvoir yi parce que y avait l'alternance en 2000 avec le pouvoir de maître Abdoulaye Wade Macky Sall ñëwaat fii ñoom ils se sont rendu compte que malgré les efforts lu ñuy def mais am na ay xale yoo xamante ne vraiment des na yoo xamante ne on les a pas inclus dedans bu ñu nee le droit à l'éducation normalement xale bu nekk war na am droit dem jàngi mais boo xoolee am na des enfants qui traînent dans les rues y a des enfants qui traînent dans les rues yoo xamante ne xale yooyu ñu ngi mànji wala ay xale yoo xamante ne xale yi ñu xamante ne ñu ngi ci mbedd mënuñu dem école comme je l'ai dit tantôt donc effectivement thème bu pertinent la mais il faudrait que tamit bu bañ a nekk loo xamante ne dañuy wax rek parce que thème bi bu ñu defee diagnostic bu baax a baax effectivement am na liggéey bu des te loolu faw ñu def ko. dëgg la am na liggéey bu des ndax xale yi ba tey seen situation ngir ñu régler ko rek yaakaar naa ni problème la kon boo tegee thème bu mel nii dina xaw poser problème Paul parce que lépp matewul pour xale bi mën a dugal loxoom ci wàllum koom rawatina réew yi ñu nekk Sénégal Afrique ñu gis ni xale yi yenn saay maanaam kàddu gi war duñ ko jox xale yi duñ bàyyi xale bi wax li mu xalaat kon xale boobu déjà ñi mu dundal ñoo ko njëkkatee ngir lépp loo xamante ni wàllum décision bu mu war a jël la wala idée bu mu war a joxe dafa mel ni danga koy baare ndax xale bi amul sañ-sañ yëkkati kàddoom ci kanam mu mag. loolu nga wax soxna si dëgg la loolu nga wax noonu sax ñàkk boole xale yi ci wàllu kàddu googu moo tax lu bari thème yi ñëw. ndax daf thème bi lu ñu wax mooy aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. kon bu ñu wax nañ boole xale yépp ak ci boor boo mën a féete ak loo mën a nekk soit nga nekk da nga am albinos nga soit nga nekk wala da nga def handicapé wala xeetu vulnérabilité boo mën a nekk ci situation boo mën a nekk yow war nañ fexe lépp ba dugal la ci ba nga mën a andi sa participation ci développement Afrique. mais loolu du commencer par d'abord ñu lutter contre la pauvreté des enfants aussi. effectivement ku wax notion de développement kay am na loo xamante ne moom mooy le minimum. le minimum xale bi war nañ ko au minimum dans ci kër gi ci quartier bi au moins war na am dund boo xamante ne moom lañ ko war di jox.
maanaam ci kër gi mu lekk ba suur les besoins primaires au moins ñu jox ko xale bi. mais journée bi bu ma ci ñëwaatee bu ñu koy sos je pense bien noonu la ñuy wax bu ñuy créer journée bi dafa am ci benn contexte particulier contexte boobu mooy ban mooy contexte bi xewoon en Afrique du Sud le contexte d'apartheid moo taxoon ku mu amoon xale yoo xamante ne nag ñoom dañ leen doon beddit lu dem ci wàllu njàng muy xale yu ñuul yoo xamante ne dañu nekkoon Afrique du Sud xale yooyu jógal seen bopp ne dañuy manifester gouvernement apartheid bi nga xam ne moo nekkoon foofu réprimer manifestation am ñu bëri ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan te ñooñu xale yooyu lu ñu ci doon séentu lu taxoon ñu manifester moo dañoo bëggoon une éducation de qualité ñu bëggoon également lakk bi nga xam ne moom lañ leen doon jàngale ñu doon wax africaneuse ñu bëggoon lakk boobu ñu bàyyi ko ci lakk africain yi nga xam ne moom lañ nampoon ñu koy utiliser parce que njàngkat boo koy def day fekk lakk ba nga xam ne moom la ñuy lakk nga xam ko dégg ko mun koo jëfee jëriñoo ko ñooñu nag droit boobu lañ doon kaas ndax am bi Afrique yëpp booloo Union africaine xool ne lii ñu doon ñooñu doon kaas noonu droit bu wér këng la en 1991 Union africaine organisation de l'Union africaine noonu lañ tuddee woon jël journée boobu consacré ko jagleel ko xale yi ni xale bi journée bi dañ koy jagle journée de l'enfant africain journée boobu de l'enfant africain maa ngi ciy profité également di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy albinos yi parce que tey moo nekk seen journée bi dañ ko seen journée bi tey moo nekk journée de sensibilisation à l'albinisme mooy journée boo xam ne dañ koy consacrer jagle ki ñoo xam ne mooy albinos ñi parce que c'est une partie vulnérable de la population. waaw une bonne coïncidence parce que gis nañ ñoom dañ leen di en fait marginaliser société bi am na benn regard bu ñuy am ci ñoom donc ñooñu il faut que tamit ñu intégrer leen ci li nga xamante ni moom la ñuy wax ngir développement bi. xale yooyu nag moo tax thème bi jëm aussi maanaam albinos ak leneen ak loo noo mën a mel noo mën a war nañ laa mën a fexe jox la lépp say àq bi nga la war a jox pour nga duggal sa loxo ci développement Afrique parce que bu ñu waxee développement nag développement implique l'inclusion sociale maanaam nit ñëpp dugal seen loxo parce que nag lépp ñëpp loxoy ku ne nga ca lépp ñëpp loxoy ku ne nga ca maanaam lu ñëpp bokk ku ne am nga ci wàll rawatina nag xale yi nga xam ne ñoom ñooy magu ëllëg kon ñooñu war na ñu fexe lépp ñu jox leen ko ba ñu mën a boole ñu mën a dugal seen loxo ci Afrique ñooñu nuñ mënee jógale seen loxo ci développement Afrique loolu la auditeurs yi xam naa loolu la ñuy posé mais nuñ mën a dugale seen loxo ci développement Afrique mooy lan premier élément xale luñ ko sant mooy mu dem école ñu dugal ko école mu jàngi buñ ko jógalee école nag dafa laaj gouvernement bi aussi construire ay infrastructures mel ni ay école et cetera besoin primaire yi nga xam ne maanaam lekk ak naan ak am foo tëdd et cetera ñu satisfaire besoin yooyu ba xale bi du ñàkk loolu nga xam ne moom c'est important pour le développement de l'enfant te loolu aussi dafa laaj non seulement gouvernement bi dugg ci loxoom mais dafa laaj aussi ONG yi dugal ci seen loxo accompagnement daal ci maanaam accompagnement parce que nag nee nañ benn loxo bu du tàccu te bu fekkee ne gouvernement bi kese gouvernement bi matlawul ñëpp kenn rek mënul def lépp ci kër bu kii day def keneen ki def keneen def kon comme dëkk bi ñun ñëpp ko sëqa kon il faut ni ñun ñëpp ñu dugal ci loxo xale yi dugal ci loxo ñeneen dugal ci loxo ndax nag Afrique gën a développé te ci beneen wàll bi aussi bu ma ci ñëwee boo xoolee am na xale yu bëri yoo xam ne boo xoolee Sénégal wala Afrique am ñu bëri ñoo xam ne jànguñu am na xale yoo xam ne suba ngoon dañuy dem di yelwaan te xale nag lu mu war a njëkk a def mooy soit mu jàngi alxuraan mu jàngi arabe wala mu jàngi français wala mu jàngi leneen loolu moo war mais xale boo xam ne mu ngi entre 0 ba 12 ans liggéey waru ko santuñu ko liggéey lu ñu ko sant mooy mu dem liggéey te boo demee Afrique ci yeneen dëkk yi nga xam ne am na ay mines aurifères maanaam dañuy seen papa wala seen yaay dañuy dem di wëri or comme Afrique du Sud wala yeneen dëkk Afrique yi xale yu ndaw ñooy dugg ci mines yi dem di creuser yenn saa yi ñu da leen di andil ay accident ndax ñoom day dem ba mine bi ci boppam comme c'est une mine artisanale day dem bi mine bi mën naa dem ba mabb ci biir xale yu ñu faatu loolu dañ koy gis aussi kon foofu mën nañ gis ni xale yi tamit aussi Paul bu la neexee mën nga intervenir am na benn manque de protection boo xamante ni nemmeeku nañ ko ñoom ci seen dund manque de protection yooyu am na donte nag xëj na dinaa relativiser manque de protection yu ndax xam nga sur le plan théorique ak sur le plan pratique dafa am différence sur le plan théorique am nañ convention xam ne dëkku Afrique yi bokk nañ ci convention
international sur les droits de l'enfant 1989 nga xam ne l'Organisation des Nations Unies ñoom ñoo ko defar ci Sénégal ratifié convention boobu Sénégal aussi bokk na ci la charte africaine sur le bien-être de l'enfant ak yeneeni protocole ak yeneen texte yoo xam ne sur le plan théorique Afrique da ciy bokk Sénégal da ciy bokk mais sur le plan pratique sur le plan concret sur le plan du terrain boo fa demee day am leneen loo xam ne des na loolu comme laay waxee sur le terrain boo génnee Paolo ci mbedd mi dangay gis xale yi ñoo nekk ci marché bi ñu leen di exploité ñu leen di yan ay yéen yu diis xale yi ñoo nekk ci mbedd mi la loi du jungle comme on dit seen morom ku mën dóor sa morom xale yi ñoo nekk ci mbedd mi voilà donc xale bi balaa muy am éducation bu baax d'abord na am protection mais bu dee amul protection mënul dem jàngi école pour participer ci li nga xamante ni moo di koom. Effectivement comme Paul nu mu ko waxee sama kii naataango bi juste que comme nu mu ko wax c'est-à-dire que sur le plan théorique Sénégal du Sénégal kese les pays de l'Afrique ils ont ratifié tellement d'instruments internationaux wala nationaux yoo xamante duñ ko appliquer après quoi. Je crois que boo ratifié dara nga ne man lire naa lii d'accord naa ci ànd naa ci ba ma ratifié ko kon boo demee sa dëkk il faut nga appliquer loolu. pour nga mën a aar àll yi mais nga lire nga ne ànd naa ci nga ratifié nga ñibbisi nga toog nga ne li ma ratifié woon doo ko suivre wala suivi bi sax mu am problème donc effectivement dina am des manquements. des manquements sur la protection des droits de l'enfant lu ñuy wax effectivement maa ngi ñëw si xale yi ngay wax noonu effectivement sam Paul wax na ko sànq xale. Peut-être que, comme il l'a dit, les gens vont s'attendre à dire que comment un enfant peut participer au développement d'un pays. Mais effectivement, un enfant peut participer au développement du pays tout simplement bu ñu ko joxee l'occasion d'aller à l'école parce que normalement xale dafa war a jàng cursus primaire da ko war a terminer. Maintenant, s'il ne peut pas continuer, nga dugal ko xoolal ko formation. Mais cela aussi, c'est avec sa participation, avec son aval. Il faut discuter di waxtaan ak xale yi bu fekkee ne lii mënul ci continuer mais nga xool ci lu xamante ne mën na continuer si loolu mu ne lii laa bëgg a def nga déglu ko loolu la ñuy wax participation c'est-à-dire que c'est la prise en compte des décisions de l'enfant quoi. pas que nga ñëw nga imposer ko parce que sa doom la. Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. voilà mais ci prise de décision bu xale boobu mooy poser problème fii ci Sénégal après naa si ñëwaat di fàttali ni yéen a ngi seen émission bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii seen rajo Afia FM si suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID balaa may continuer ak Paolo ak Paul damay ñëw ci Sophie yéen d'habitude dañuy gis ngeen di yëngu seulement ci affaire les violences faites sur les enfants mais tey ñu gis ngeen ñëw carrément ci genre protection comment l'enfant peut contribuer maanaam xale bi nan la mën a def ngir bokk ci wàllum koom CEGID yéen ban apport ngeen am ci thème bi nga xamante ni ren moom lan indi. waaw Maymuna Mame Seye excuse-moi Mame Seye tey li tax ñun ñu porter suñu choix ne tey suñu émission bi dañ koy axé essentiellement ci wàllu xale yi nga xamante ni si mën na dugal seen loxo ci biir comme Sénégal par exemple wala Afrique de manière générale li tax ñun tey ñu choisir loolu mooy dañu gis ne chaque année dañuy célébrer journée boobu mais ñun tey jot na ñun tamit comme ni ñu ko doon defee chaque année ñuy dugal wàllu participation xale yooyu noonu ñaax leen ci côté boobu ba nga xamante ne si waajur yi dinañ bàyyi xel ci seen doom yi ñu mën leen inculquer dès le bas âge teg wan leen ne kat xale kat am nga droit dem jàngi te mais pour man loolu ci parents yi lañ ko war a njëkkee sax ndax parents il faut nga xamal ko ne ko sa doom il faut mu dem école cursus boobu il faut mu topp ko ba yegg ba nga xamante ni si bu màggee dina mën a jariñ réewam dina mën a nekk dara ci réew mi mais ñun nag CEGID dañu tàmm di def sur les violences sexuelles ak la maltraitance te thème bi ba tey day laal loolu parce que maltraitance xale yi nga xam ñi ngi ci mbedd mi di taxawaalu maltraitance la xale yi nga xam dañ leen di liggéeyloo maltraitance la xale yi nga xam te ni dañuy taxawaalu ci mbedd yi chaque jour danga naan ndax ñii dañuy jàng wala déet ñun ñëpp ci thème bi la ndax lu ñuy ñun projet bi ñu nekk muy renforcement des systèmes de protection boobu day englober tout le temps toujours maltraitance ak les abus sexuels du abus sexuel rek la ñuy traité mais dañuy xale bi nga xam te ni dañ koy métital di ko métital ci biir kër gi wala ci mbedd mi ak ci communauté fu mu mën a nekk ñun am nañu sañ-sañu jàppale xale boobu noonu tette ko orienté ko wan ko ci yoon bu nga xamante ni si mooy yoon bu normal bu mu war a jubul mais thème bi daf ñuy jox ñun tamit en tant que ONG
daf ñuy neex ñu discuter ci waxtaan ci surtout ak émission rajo yi nga xam ne parents yi dinañ bàyyiwaat xel seen doom yi parce que xale da nga ko du lekk ak naan comme ni ma ko doon def d'habitude du lekk ak naan te ñun Sénégal dañoo baaxoo di lekk ak naan pour moom ñun mooy loolu mooy éducation alors que xale bi warul xiif warul mar dëgg la mais am na yeneen di besoin primaires yi nga xamante ni si dafa large xale bi soxla na ko lu mel ne protection xale bi soxla na ko lu mel ne droit d'avoir un nom parce que am na ñun Sénégal am na ñu nga xamante ni si buñ la nee amuñu kayitu juddu da nga naan déedéet pourtant bari na fi xale yi amuñu kayitu juddu xale yi amuñu buñu identité bi nga xam te ne dañ naan man fi repère bi laa war a am ak fii laa bokk day manqué day des te boo màggee ngay xam ne des na parce que boo gisee sa morom bu ko am da nga koy ñee après te loolu mënoon na ñàkk dès le bas âge dina am droit d'être soigné parce que xale yi soxla nañ faju am na ñu nga xamante ni si benn ratio rek ñoom ñooy am accès ñu faj leen mais am na beneen partie bu nga xamante ni si ñi gën a vulnérable kenn bu ñu demee hôpital dañ naan di ngay indi xaalis ba pare parce que boo amul xaalis duñ la faj te pourtant kooku ay waajuram dañoo néew doole amuñu léegi xale bi du fotam ba tax duñ ko faj te ñun dañu jàpp ne xale yëpp dañoo war a am protection xale yëpp ñoo war a tolloo am égalité amul kii doomu riche amul kii doomu pauvre amul doomu njaago amul doomu wolof ñëpp ay xale lañ donc surtout nag droit d'aller à l'école parce que dañoo toll ci jamono ju nga xamante ni si xale bu jàngul perte ga dama liiral ma message loolu dafa xewi parce que il faut nga jàngal sa doom il faut nga jàngal ko droit d'être protégé à la violence de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation droit d'être protégé contre les formes de discrimination comme lu ma doon wax léegi ak yeneen tey boo xoolee Kédougou ni ko Paul waxee xale yu bari jamatuñu école xale yi ñu ngi ci site aurifère bi foofu la ñuy dem di ramasser ay kii ñu leen di fay lim am na ku wax ni ça se comprend mais ba tey man jàpp naa ni du excuse parce que bu fekkee dafa ni am na ko ku ma mës a dégg mu ne ça se comprend parce que xale bu nga xamante ni si dafa juddu te mësul gis ñaar dërëm 1000 francs bu dajee pour mu yore ko te bu fekkee dafa bàyyi école bi dem jàngi ñu fay ko ci saa si 500000 loolu mooy encourager xale yi ñoom tamit ñu dugg ci loolu pour jàppale seen waajur yi wala ou pas mais man dama jàpp ne xale place am du taxawaalu ci mbedd du liggéey xale place am mooy mu toog jàng am réussite am cursus scolaire bu normal xale dañ ko war a surveiller protéger ko te du lekk ak naan rek mooy xale mooy yar xale. mais xam nga am na ñoo xamante ni Mame Sophie seen xel gàtt na gàtt goo xamante ni. boo nee xale dafa war a dugal loxoom ci koomu réew. mën a jàpp ne xale bi dafa war a liggéeyi. dëgg la mais buñ nee xale war na dugal loxoom ci koom-koom mooy am na sax benn proverbe bu ñuy wax ñu ne tout ce que tu fais sans moi tu le fais contre moi. loolu yàgg nañ di ko dégg xale nga. teel ko yar teel ko dugal ci système bi di mën na ci participer bu jàngi jee école mën nañu di def yoo xamante ni si day jëmmal réew mi am na yu bari yi nga xamante ni xale yi mën nañ ci participer mais du fekk ne yan lu diis wala liggéeyloo ba mu sonn xale bi sax fa la jaare feebar màggaayam dama waroon a màggee tranquille dootu ko màggeeti ak yeneen feebar yaa ngi fi yeneen a ngi fi donc loolu man je pense que ni il est temps ñun Sénégal ak Afrique d'une manière générale ñu mën a jàppale xale yi wan leen yoon pour que nag xale yi ñoom ñooy avenir u demee de parce que wan ma sa ndaw ma wan la sa ëllëg loolu moom lu réalité la te wax dëgg yàlla jot na pour ñun tamit ñu gën a jëmmalaat xale yi gën leen a mayaat doole gën leen a orienté ba nga xamante ni si xale yooyu dinañ nekk ay ëllëg ay responsable dans ce pays. d'accord 88 628 05 05 mbokk yi yéen mën ngeen ko def bu ngeen bëggee bokk ci émission bi ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo jëm ci journée internationale de l'enfant africain mooy bëccëg gi nga xamante ni dañ koo jagleel xale yi nekk fii ci Afrique dégg ngeen ki nga xamante ni moo di Paul ñëwaatoon na ci historique bi maanaam journée bi fan la
jóge di wax rek ñu ngi ci lëkkaloo suñu émission bi ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID Paolo ci yow laay ñëwaat par rapport ak sànq li leen waxtaanee mooy prise de décision bi c'est vrai xale bi war naa mën a am son mot à dire mais xale bi bu waajur bi bu ko yóbboo ci l'école ba koy dafa laaj ki nga xamante ne moom lay fekk ci école ba muy maître bi wala ku mu mënti doon mu def ko ci boppam depuis le bas âge que ni kat yow kat tu es le futur ëllëg yow yaa yor réew mi kon sa taxawaay nii la war a mën a nekkee kon système éducatif bi ban taxawaay la war a mën a am ci xale bi ba xamal ko ni moom ëllëg Afrique ci loxoom la nekk. ok xam nga lu ñuy wax le cercle de responsabilité. xale mu ngi si digg bi y a la famille d'abord après la famille y a la communauté après communauté bi y a l'État ou les pays après y a les institutions lu ñuy wax internationales quoi. donc déjà ci famille sax les waajur yi war nañ ko xamal ni que fi nga toll nii âge bi nga toll nii. da nga war a jàng. da nga war a jàng te ñoom ñu bëgg xale bi jàng pour mu tekki quoi parce que boo leen nekkee ci situation de vulnérabilité. nga am ay ndaw ay xale yoo xamante war nga leen bàyyi ñu dem jàng. espérant que suba bu ñuy réussir ñoom ñoo lay génne ci situation boobu war nga leen inscrire ñu dem jàng. ak effectivement bu ñuy génnee ñu dem école. effectivement enseignant bi wala professeur bi war na xamal effectivement et xam naa j'en suis sûr et certain que ñooñu ñu ngi def seen liggéey maanaam xamal xale yi que à votre âge bi ngeen toll nii da ngeen war a jàng rien que pour apprendre parce que le chemin est long. ne doo jàng 2 ans 3 ans nga commencé liggéey non il faut nga def primaire nga dem moyen secondaire nga dem secondaire ba nga dem bac université nga commencé liggéey. mais boo xoolee cursus bi nga ne non cursus bi dafa gudd du ma mën a àgg te amul ñu lay encourager ci ginnaaw. doo foo yegg doo ak fi nga bëgg a dem donc effectivement il faut que ñëpp jàpp si ñu encourager xale yi ñu xamal leen que vous devez aller à l'école maintenant ku mënul dem école ñu xamante ne seen âge peut-être dépassé na âge dem école ñu dugal leen formation lu ñuy wax formation professionnelle formation yi bëri na ay ASAFIN ñu ngi fii bu ñu jëlee Sénégal fii y a des formations ay comment dirais-je Nord Foire fii y a Don Bosco am na ay kii yu bëri yoo xamante ne mën nañu leen yóbbu booy xale yi def formation de 3 ans la 4 ans la bëriwul comme ça xale bi dina mën na formation xamante ne dina def pratique mu def théorique. bu ñu xoolee sax léegi xale yu jigéen ñi bari na ñoo xamante ne ñu ngi ci centre de coiffure yeeg de couture yi. mi ngi noonu loolu déjà benn voie la pour xale yi mën a occuper wu. mën a ëllëg buñ ci génnee am ci loo xamante ni moom la ñu mën a jàpp. c'est ça effectivement xam nga thème bi il faut que ñu décortiquer bu baax bu ñu nee pour aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique xale à moins de 15 ans sax warul mën a liggéey. si je ne me trompe pas mais nan la mën a participer au développement xale boo ko dugalee école mu lay indil résultat yu baax. c'est une fierté pour la famille. mais pour l'État aussi yoo xamante ne mu ngi dugal xaalis di investir. loolu développement la je pense. loolu développement la. ak yeneen donc même xale yoo xamante ne ñu ngi jàng Alxuraan mais tamit bu ñu jàng Alxuraan ñu jàng franco-arabe en même temps. c'est-à-dire que xale yu ñuy fekk ci mbedd ni di bëri matin soir xamoo lu ñuy def foofu ñeneen ñi sax du ñuy ñibbi seen kër. ils passent la majeure partie de leur temps dans la rue quoi ñooñu noonu bu ñu màggee foofu ils seront des délinquants ils seront des voyous parce que ils n'ont pas été pris en compte par les politiques yoo xamante ne état ñu ngi koy élaborer c'est pourquoi ñun on s'est dit que le thème vient à son heure quoi parce que effectivement il y a des enfants yoo xamante ne ci élaboration politique nguur gi état bi du leen jëlaale je prends les handicapés par exemple des personnes lu ñuy wax les personnes à besoins spéciaux xamante ne bu ñuy def construction sax xëy na sax du ñuy leen prendre en compte ci construction bi alors que dañu war a jël prendre en compte construction ñoo xam ne y a des gens yoo xamante ne peut-être que duñu am capacité normale pour ñu def lii mais il faut que ñu sóoraale leen ci kii bi quoi ci cadre bi. comme ça ñoom tamit ñu mën a bokk quoi. comme les enfants ñoo xamante ne ils sont normaux quoi franchement. jaajëf di ko jaajëfal moom mi nga xamante ni moo di Paolo ki nga moo di Paolo ci Paul ci yow laa ñëw par rapport ak vulnérabilité xale yi nga xamante ni ñooy dund ak handicap moo xam handicap visuel moteur albinos maanaam képp koo xamante ni yaa ngi dund vulnérabilité xale yooyu noonu gis na ni certes am na ay centre wala ay maison yoo xamante ni ñu ngi leen di prendre en charge mais prise en charge boobu dafa des ndax parfois dañuy gis ay organisation yuy yëngu ci wàll woowu à chaque fois dañuy génn di kaas naan xale yooyu kenn jëlu leen en charge xale yooyu fulaalul leen ba seen njàng du egg fu mu war a mën a egg ba ñoom it ñu mën a dugal seen loxo ci li nga xamante ni moo di koom-koom gi ñuy wax. wax nga dëgg xale yooyu ñu wax ne ñoom ñooy ay albinos
ñooñu aussi am nañ seen wàll ci développement Afrique parce que kenn waru leen beddi moo tax thème bi ne tous les enfants albinos muy ku amul cër maanaam les handicapés et cetera dama joxe exemple andi albinos rek parce que ñooñu aussi dañ dafa nekk ñoo xam ne ils sont souvent discriminés et cetera te gis nga albinos non boobu daa am le minimum boo xam ne moom la soxla te war nañ ko aussi di ko jox par exemple ki nga xam ne albinos la soxla na ay verre par exemple verre pour naaj beeg et cetera war soxla na également ay crème yoo xam ne mooy moom la ñuy diw ci yaram bi ba du am cancer de la peau maanaam yaram bi parce que naaj bi le fait que comme moom amul mélanine moo tax yaramam mel noonu waaye du lii wala lël mais dafa amul mélanine boo xam ne moo nekk ci moom comme man ni ma ñuule keneen ñuule noonu loolu la amul moo tax yaramam mel noonu kon war nañ leen aussi jàppale que ce soit ñu dem ci yenn structure de réinsertion sociale yi ndax ñu mën leen a jàppale bu baax a baax xëy na nag structure de réinsertion sociale yooyu aussi xëy na moyens yi ñu war a am aussi amuñu ko nu mu wari loolu aussi nekk na ay jafe-jafe. loolu la am na yu am mais taxawaay bi ci nguur gi wala ñeneen war a jàppale taxawaay bi si war a am dañ ci amul par exemple bu ñu jëlee exemple ñi nga xamante ni mooy ñi nekk Thiès ñi defar torchon yeeg bale yeeg yooyu y a des enfants là-bas mi ngi noonu y a des enfants là-bas mais à chaque fois dañuy décrier les maigres moyens yi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee. waaw maigre moyen yooyu nag ñi leen war a jàppale xëj na bëri na ñoom xam nga nit ki aussi bu fekkee état bi war na leen jàppale waaye structure yooyu dañoo waroon fexe également ba am partenaire yoo xam ne nag ñoo leen di gën di jàppale parce que bu ñu fàtte ne nag moom on est dans un état sous-développé état boo xam ne motale lu lépp te amul lépp comme loolu la nag lépp motewul fenn yow mi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a moom structure bi aussi yéen ay jéem a uti ay partenaires de développement yoo xam ne ñoo leen di fexe jàppale leen ci yéen boo ko defee ñu mën leen a jàppale ci li nga xam ne da ngeen di dimbale nit ñooñu que ce soit les handicapés ku nekk ñeneen ñi parce que état bi d'une part aussi am na loo xamante def na ko ci wàllu handicapé kii wala yu albinos bi et cetera boo demee couverture maladie universelle ñooñu ci lañ bokk aussi bu ñu yaakaar ne ñeneen ñi rek couverture maladie dafa ëmb ñëpp ñooñu ci lañ bokk. mais ci lañ bokk mais aussi y a problème à ce niveau parce que foofu bu ñu fa bëggee dugg dina metti parce que à chaque fois ñoom tamit dañ koy wax couverture maladie universelle gis ñu seen bopp xam nga récemment ak vidéo bi nga xamante ne mooy sucré tax na sax ba loolu affaire yu bari génn ci par rapport ak ñoom seen prise en charge au niveau des hôpitaux ak yooyu kon nga xam ne nguur gi certes mi def des efforts mais aussi y a beaucoup de choses qui restent. y a beaucoup de choses qui restent ginnaaw CMI bi ma wax rek carte d'égalité des chances aussi am na. maanaam bu fekkee ne yow da nga nekk handicapé wala nga nekk leneen loo xam ne sa cër dafa manqué te ngaa desee moté mën nga dem ci structure de réinsertion sociale ñu jox la carte d'égalité des chances. est-ce que ñëpp a koy reconnaître. ah bon xam nga daa am structure yoo xam ne généralement état yi moo lay wax ne structure boo demee fii boo demee fale parce que dañoo xam ne aussi carte d'égalité des chances bu dee sur le plan sanitaire daa am hiérarchie ci wàllu hôpitaux yi. xëy na ñu bëri duñ ko xam mais hôpitaux yi dafa am nu ñu ëppante nu ñu sutante bu dee da ngaa dem ci case de santé aussi case de santé amul droit prendre carte d'égalité yooyu na aussi dafa am structure yoo xam ne ñoom lañu reconnaître pour ñu nangu carte d'égalité des chances affaire yooyu mais bu fekkee da ngaa am handicapé wala nga nekk leneen loo xam ne sa moyen matul am nga droit dem foofu laaj parce que da ngay andi sa pièce d'identité lu wane sénégalais nga et cetera yow nga mën a bénéficier wu ci avantage yooyu nga xam ne képp koo xam ne Sénégal la te loi bi ne lii condition ak yi ñoo lañ exiger ndax ko nga bénéficie boo ko amee amul discrimination ñëpp dañ cee war a am ginnaaw loolu dañuy gis ne aussi que soit albinos wala ñeneen ñi da ngay gis boo jàngee tuuti rek nga bàyyi jàng te loi bi lu mu wax boo xoolee que ce soit conventions internationales li ce soit mu nekk loi Sénégal noota boo xoolee arrêté du 6 juin 2003 dafa wax ne xale mu ngi war a commencer liggéey bu amee 15 ans xanaa nag bu dee par exemple liggéey yu sew a sewaan yi nga xam ne méttiwul noonu par exemple mën nañu wàññi daal ba mu nekk à 12 ans mais normalement xale balaa mu ñu koy war a liggéey loo day fekk mu am 15 ans et cetera te dinaa waxaat itam kan mooy xale question boobu moom lañ laaj ci yoonu Sénégal ak convention internationale yi dañoo wax ne xale mooy xale boo xamante ne ëpp lul 18 ans la am 18 ans et moins wala 18 ans la am kooku mooy xale kooku lañ jàppe ne moom mooy xale boobu nag am na droit yoo xamante ne war na ko mun a am cax thème bi dafa am solo tellement que c'est relié également aux objectifs de développement durable
parce que boo xoolee ci objectif de développement durable bi objectif 3 wala ak 4 ak 5 objectif 4 bi mooy wax ci wàllu njàng xale yi maanaam xale yi dañoo war a fexe ñu dugal leen école ñu njàng et cetera objectif 5 bi mooy wax par exemple sur l'égalité entre homme-femme le genre égalité homme-femme ñu fexe ba góor ak jigéen ñu yemal leen ci école parce que nekkul ne rek nekkatuñ ci jamono boo xam ne dañoo ne rek góor moo war a jàng jigéen war na jàng déedéet jigéen daa war a jàng góor daa war a jàng koo xam ne sa cër dafa wàññeeku dafa war a jàng képp koo xamante ne comme albinos mi dañuy am problème vision également ci ñoom loolu seen problème la ñoom aussi war nañ fexe dem jàng nu ñuy même bu fekkee dañu am problème vision dañuy dem ci hôpitaux yi structures yi ñu utal leen verre correcteur yoo xam ne ñooy tax ñoom ñu mën a gis te continuer seen njàng parce que attention nit boo ko buggee génnee ci sous-développement dañ koy jox xam-xam nee ko demal jàngi ndax kat waa ji dañ ko newoon waaw saa waay kaay ma jox la xaalis bu bëri waay mu ne ko waaw boo ma joxee xaalis bu bëri te xaw ma xam-xam boo xam ne moom laa koy saytoo ndax dinaa ko mën a téye mu ne déedéet xam naa doo ko mën a téye kon lan loo bëgg ma jox la yow comme bëggoo ma jox la xaalis mu ne damaa bëgg nga jox ma xam-xam ndax boo ma joxee xam-xam goobu boo ma ko joxee dinaa ci jëriñ ci samay mbokk jëriñ ci xeet wi jëriñ ci askan bi mën naa ci sax jëriñ àdduna kon xam-xam aussi boo ko utee moom moo lay andil njëriñ sa àdduna andil njëriñ say mbokk andil njëriñ aussi société parce que nag bon du ma monopoliser parole bi un tout petit peu parce que thème bi moo passionnant moo tax may des fois may déborder c'est normal mais thème bi c'est tellement pertinent xam nga am na ñoo xam ne maanaam buñ jàpp mot à mot rek buñ waxee aucun enfant n'est laissé en rade dans la participation du développement africain buñ jàpp nag waaw xale bi moom mënu mën a participer au développement participation au développement moom mu ngi commencer mu dem jàngi école boobu parce que xale bi mooy dem mag bu demee ba mag nag mu participer au développement de l'Afrique concrètement parce que nit kooku dana am xam-xam dina jàngi extra parce que koo xam ne amul xam-xam jàngul tubaab yi bu ñu rawee ci xam-xam lañ ñu rawee du ci leneen du ci juddu du ci leneen mais ci xam-xam kese lañ ñu rawee kon bu ñu leen bëggee jot aussi ci xam-xam lañ ko jotee kon xale yi war nañ leen jàppale bu baax a baax ndax ñu fexe ba dab tubaab yooyu ndax dañoo nekk ci waxtu boo xam ne on parle de plan Sénégal émergent te plan Sénégal émergent daa am axe boo xam ne dañ ko jàggaleel xale les couches vulnérables sociales et cetera looloo waral sax état bi mu andi yenn programme yoo xam ne mooy jàppale yoo xam ne seen moyen dafa xaw a des wax naa sànq carte d'égalité des chances couverture maladie universelle wax naa bourse familiale yooyu ñoom la état bi jël ay programme la pour jàppale ñoo xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw ci boo xoolee sax ci bourse de sécurité familiale ci conditions yi dana ne yow da ngay utal sa doom yi kayit ju du ñu dem jàngi boo utalul seen doom ñu dem jàngi kon doo bokk ci bourse bi kon déjà état bi dañuy inciter en premier lieu waajur yi ñu dugal seen doom ñu dem jàngi dem école uti xam-xam parce que ci xam-xam boobu wax naa ko sànq moom la état yi rawante te foofu la développement bi nekk te ñun ñëpp on aspire au développement ñun ñëpp dañoo bëgg dem ci wàllu développement kon nag nañ fexe ba xale yi ñu dem jàngi bu dee dañuy liggéey aussi na am 15 ans à moins que mu nekk yenn tâches yoo xam ne méttiwul à partir de 12 ans mais ginnaaw loolu am na tâche yoo xam ne pour nga def ko il faut nga am au moins 18 ans révolu mais Paul jërëjëf Paul mi ngi accentuer intervention am ci éducation c'est vrai il y a les enfants vivant avec un handicap mais aussi il y a les enfants qui vivent dans des zones de conflit foofu aussi il y a problème pour que xale yooyu mën a participer ci développement. Oui, effectivement xale boo xamante ne mu ngi dund ci zone de conflit c'est extrêmement difficile ñooñu tamit ci situation bu métti la ñu nekk c'est pourquoi quand on parle d'enfants da ngay jël couche enfants yi parce que bëri na y a les enfants yoo xamante ne qui vivent dans des zones de conflit il y a des enfants talibés il y a les filles qu'on donne en mariage précocement yaa ngi gis am na les enfants de la rue xam nga ko bu baax yoo xamante ne ñu ngi fii Dakar xale yi nekk ci mbedd yi yoo xamante ne bokkuñu ak les enfants talibés ils sont là à Dakar tu vois vous voyez donc ak les enfants par exemple handicapés moteurs visuels vous voyez tout ça donc bëri na catégorie bi xamante ne il faut que état gën a def effort ak
les intervenants wala avec toute la communauté pour que vraiment xale yooyu ñu mun leen génn ci situation bu ñu nekk noonu quoi. Surtout ay les enfants qui vivent dans des situations des zones de conflit. Par exemple, si je prends le cas de, comme on dit, Casamance, mais c'est vers la Casamance effectivement. Ces enfants là, imaginez une classe d'examen. Mu am benn situation d'affrontement avec voilà avec soit la rébellion les hommes. te booy xool si zone yooyu sa taux d'abandon bi dafa élevé. Voilà effectivement parce que bu amee conflit foofu xale yi du ñu ñemati dem école. du ñu ñemati dem école dinañu ragal donc bu ñu ñemati dem école ñu toog 2 mois 3 mois dem ñu école finalement ils vont laisser quoi parce que ni ñuy dem ba am goût boo xamante ne bon école moom comme y a conflit bon bàyyi ma toog sama gàlle quoi. boo jëlee yeneen dëkk heureusement ñun au Sénégal jusqu'à présent amuñu situation yi am na yeneen dëkk yoo xamante ne bu amee conflit beneen partie bi day jël ay xale di leen jàpp je prends Nigeria Boko Haram. ay élèves lay jàpp di yóbbu ci àll heureusement nous ba léegi yàlla mu ngi sutural situation yooyu. mais c'est difficile quoi xale yooyu après ils vont abandonner l'école après. dinañu vivre benn situation de traumatisme boo xamante ne mun na leen topp ba faaw. wala effectivement wala ñuy am influence tamit ñu dugg ci kii boobu. wala ñu am benn haine bu ñuy nourrir plus tard ñu bëgg a venger wu ci situation bu ñuy dund noonu donc effectivement y a des choses à faire quoi. bëgg naa wax tuuti ci enfant soldat yi. ndax gis nga un enfant lu mu war a def du gàddu ngàndaay dem. guerre xeex yi et cetera te loolu ci dëkk yu bëri Afrique gis nañ ko par exemple Sierra Leone gis nañ ko Libéria gis nañ ko yeneen dëkk bu Centrafrique et cetera te boo xoolee par exemple loolu tax na ba la justice pénale internationale mu ngi ciy intervenir. boo xoolee par exemple le cas de la Sierra Leone daa am rébellion yoo xam ne ay xale yu ndaw yoo xamante ne Libéria Charles Taylor da leen doon jox ay nganaay. bi mu leen joxee ay nganaay nag bi Charles Taylor nekk ci nguur bi la communauté internationale def na lépp pour ñu juger Charles Taylor ba Charles Taylor ndax soldats yoo ñu xam ne ay enfants soldats yi nga xam ne mu ngi leen doon jàppale mu ci lu xewoon Sierra Leone ba ñu condamné nañ Charles Taylor ndax loolu c'est interdit par la communauté internationale parce que loolu noonu on considère que ce sont ce qu'on appelle les crimes internationaux que ce soit crime contre l'humanité crime de guerre et cetera yooyu moo tax nag les enfants soldats c'est interdit également par la communauté internationale ce qu'on appelle les enfants soldats te gis nga enfant soldat ak lu mu mënta demee xale boobu noonu bu fekkee on n'a pas amul prise en charge psychosociale bu war xale boobu il sera traumatisé à vie parce que acte ignoble yoo xam ne jëf yu ñaaw yoo xam ne moom dina ko gis bu demee ba guerre bi jeex et cetera état bi presque n'est plus structuré day xaw a metti quoi kon nag ñooñu dañu soxla ñu dimbale leen bu baax te sensibiliser également parents yi sensibiliser population yi te xamal leen également rôle wàllu xale du nekk dem nganaay dem guerre yi wala defi leneen xale wàllam mu ngi ci jël dem école jàngi dimbale say waajur ci yenn liggéey yi mais voilà loolu rek laa ci bëggoon yokk. Afia FM ci juróom-ñeent fukk ak ñett gu tomb neen. yaakaar naa ni sensibilisation boobu waa CEGID ñoom ci la nekk te duñ si jóg Sophie ñu bàyyi la rek peut-être nga waxaale ñu yéen waa CEGID par rapport ak thème bi ban taxawaay ngeen ci am aussi nga joxaale ce mot de la fin parce que waxtu bi dab na waxtaan bi xam naa ni mu am solo ba gisuñu waxtu bi mais li ñu dese lu tuuti la. D'accord Mame Seye bëggoon naa ñëwaat tuuti ci CMU bi ñu doon wax sànq ak carte d'égalité des chances bi ak voilà ak bourse famille bourse de sécurité familiale bi parce que man dama daan def ay enquête ci bourse de sécurité familiale yi au début dañu ne woon xale bi nga xamante ni si pour ñu jox la bourse bi yow parent bi da nga ci inscrire sa doom mu jàngi école mais yaakaar naa ne dafa dem ba dafa am beneen tournure buñ la ko joxee yow parent bi au lieu nga faj ci soxla yi kër gi nga xamante ni si xale bi mi ngi ko soxla mi ngi war a dem inscrire mi ngi war a jàngi école mi ngi war a soxla ay fourniture et cetera dutu ko defati yow boo jëlee bourse bi xam nga lan nga koy njëkk a defee mooy ravitaillement ngay dem wuti ji tournure boobu mu am moo tax ñun dañuy déplorer genre situation yooyu pourtant état bi mi ngi teg ay jéego pour jàppale xale yi mais am na ci mag mi nga xamante ni si danaan xale bi amul kàddu ci biir kër gi
xale bi amul benn sañ-sañ ci biir kër gi donc luñ ma joxe ci biir kër gi ndax man maa koy dundal. yooyu jëfin dafa xaw a doy waar ci biir réew mi. ma ñëwaat tuuti ci CMU bi pour ñu faju tamit nit ñi dañu deful la distinction pour man parce que du hôpital yi yu mag yi ñooy jël yooyu poste de santé yi ak district de santé yi ñooñu ñooy jël cas yooyu. mais nit ñi dañ ko leeral am na ñoo xam te ne leeraluñu ko communication moo des ci wàll boobu exactement communication moo des ci wàll boobu ndax man damaa gis ba tey action sociale bi ma nekkoon nit day jógee malade day jógee fii ñëw daane damaa ñëw hôpital bi nanguwuñ ma faj. te boo demee ci district de santé bi pourtant ñu jël la mais population bi ils n'ont pas la bonne information par rapport ak loolu bu ñu demee ci district de santé yi dinañ leen ak poste de santé yi dinañ leen jël jàppale leen faj leen ba nga xamante ni si seen xale yooyu dinañ mën a bokkaat ci société bi seen nekkin gën a neex bëggoon naa aussi ñaaxaat parents yi ci stigmatisation bi ak discrimination yi ñuy def xale yi nga xamante ni si dañuy dund ak laago. yaa ngi dégg lu ma doon wax rek ma ne dafa am ay xale yu nga xamante ni si bu ñu nekkee dans des situations par exemple ñu nekk ay handicapés. xale yooyu seeni waajur dañuy rus a génnee leen te pourtant xale yooyu comme ñun ñëpp a bokk yam. amul droit amul nit amoo maqaama di jël xale bi di ko dugal ci ay kër di ko làq ci ay néeg di ko tëj am na ñoo xam dañu lay tëj à clé nga xam te ni kenn du la gis. te pourtant boobu xale boobu mérité wul loolu. xale boobu noonu yàlla moo la ko jox da nga ko war a toppatoo ba keroog yàlla di ci def li mu namm. mais nga jël xale di ko nëbb di bañ mu génn ndax say nawle yi xam nañ ay nawle problème yooyu la ñu war a arrêté. ay nawle lan mooy nawle xale bi nga xam ne yàlla moo ko sàkk indi ko ci àddina da nga ko war a toppatoo yemale ko ak xale bi nga xam te ni dara jotu ko ci kër gi. ñoom ñëpp a yem. kii jàng daara ñoom ñëpp a yem ki jàng école ñoom ñëpp a yem donc ñun CEGID duñu jóg mukk di jàppale xale yi. te booy xool xale yi nga xamante ne dañ am handicap seen njàng du sori. ñu ci bari ñoo xamante ni si pour ñu dugal la école sax mooy problème duñ la wutal sax këyit d'abord. duñ la wutal këyit xale bi judd na am na handicapé rek duñ la wutal këyitu judd te loolu dañ ko war a xeex. duñ la dugal école loolu dañ ko war a xeex. rampe yi ñuy def ci école yi dañ ko war a fort exiger état beeg ak képp koy construire ñu bàyyi ci def ci ay rampe yoo xamante ni si sóoraale xale yi nga xamante ni si dañuy dox ak laago. nga xamante ni si seen njàng dañ koy faciliter. Sophie am na leneen mooy parents yi nga xamante ni dañuy utiliser seen doom yi judduwaale ak handicap pour mën a yalwaan. exactement dafay bari sax nag am na ñu nga xamante ni si ñu ngi toog si mbedd mi di yalwaan. handicap bu ndaw la ñuy am rek seen waajur yi di leen exploiter ne leen dem leen ngeen ñaan xaalis dem leen ngeen taxaw ci mbedd mi ngeen yalwaan te pourtant xale place am du foofu. xale place am jàng la xale place am mi ngi ci biir kër gi kenn warul di jël xale di ko exploiter. loolu dafa ñaaw image yu ñun li tax tubaab yi rawuñu rek mooy lii parce que xale France doo fa gis xale buy taxawaalu ci mbedd mi ñun rek Afrique ngay gis xale buy taxawaalu ci mbedd mi. te loolu dañ ci war a jóg ñun CEGID de wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def lu nu mën. ndax xale bi nga xamante ni si dañ ko maltraité wala xale bi nga xamante ni dañ ko abusé sexuellement wala xale bi nga xamante ni jàpp nañ ni métital bi ay exploitation sexuelle ñun ñi ngi ciy def lu ñu mën ñi ngi ko ciy def pour jàppale xale yooyu su ko defee ñu mën a amaat beneen insertion ci société bi gën a nekkaat ba nga xamante ni ëllëg dinañ am décision ci biir réew mi. loolu laa amoon pour tàggoo Marie Diarra xam naa ni li des ci waxtu bi jeex na jot na kii ñëwaat dinañu door exactement di la sant di gërëm aussi auditeur auditrice su Afia FM yi nga xam te ne ñi ngi baaxoo saxoo di ñu déglu tout le temps merci beaucoup jaajëf Mame Sophie ñu koy jaajëfal bu baax Paulo ñu bàyyi la nga tàggoo suñu auditeur. waaw maa ngi lay remercier Mame Sey ci émission bi nga animé nii juste pour damay lancer benn appel rek juste que pour que vraiment que ñun yëpp muy état muy communauté muy les populations vraiment les intervenants yoo xamante ne ñoo gën a jege xale yi vraiment qui sont en difficulté. ñu joxante loxo ñu mutualiser les forces qu'on ne baisse pas les bras parce que la situation est vraiment alarmante et que vraiment si on y croit et qu'on se donne la main peut-être qu'un jour on arrivera à une situation beaucoup plus meilleure que ça quoi. merci beaucoup xam naa ba beneen yoon. jaajëf di ko jaajëfal bu baax moom Paulo Paul ñu bàyyi la nga tàggoo. oui maa ngi lay jaajëfal yow it Mame Sey te
di la wax émission bi am na solo lool. li ma bëgg a tàggoo rek mooy lenn ñett dañu ne yar day ci ñeent mbir la doon nekk bu yàgg. nañu yar ca néeg ba. yar ca ëtt ba. yar ca koñ ba. ak yar ca àll ba. ñetti yar yooyu ñoo amoon ci Afrique xaw ma nag ndax dañuy dellu ci suñu maam yi yaraat xale yi ci yar googu fekk na ba ndax loolu am na lu baax loo xam ne ànd na ko ci société bi xaw ma lu ñuy def man daal foofu laay tàggoo te di leen jaajëfal bu baax a baax. yàlla baax na xale yi moom incha allah rabbi dinañ leen yar ban yaru di leen jaajëfal mbokk yi yéen nit si teewlu bi lii la fi woon si émission bi nga xamante ni tey waa rajo Afia moom la leen doon dëgtal suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CGID tey nag gis ngeen ko li ñu doon waxtaanee mooy xale yi nga xamante ni ban taxawaay leen war a mën a am ngir ci dugal seen loxo bu baax ci koom Sénégal Afrique wala sax ci àdduna wër nga këpp na xale bu nekk am nga lu nekk ci yow loo xamante ni luy nelaw la te yaakaar naa buñ ko yeewee saa su ne mën na la indil loo xamante ni wala sax mën a indil Afrique wala sa fi nga nekk comme goo xamante ni dina la jëriñ askan wi nga nekkal jëriñ ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ëllëg kon xale bu nekk am na loo xamante ni war na ko mën a def kon parents yi ñoo si war a mën a taxaw jàpp si may loxo xale yi ma leen doole bàyyi leen li nga xamante ni moo nekk si ñoom xale yi mën ko génnee ku ci nekk gis si sa bopp ñu ngi leen di jaajëfal ci safoo beeg teewlu bi seen rajo Afia FM ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje seen beneen émission incha allah suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CGID. wane lañu di gëmunu leen lu lii ñuy bégal saa yu ne. ONG bii di CGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maymuna Sarr Malu dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG CGID ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte.